tey jii Joal Fadiouth doon dalal gan gu màgg di ministre de l'intérieur Antoine Félix Diome mu daal di fi amaloon gan goo xamante ni madame la maire Aïssatou Sophie Gladima daal dina ko fiy dalal waxtaan wi nag jëmoon ci li nga xamante ni mooy inondation yi nga xamante ni moo lëmbe Sénégal rawatina diwaan bu Joal ñu daal di fiy def ay escale fu ci mel ni mbaar yàpp ba ci quartier Hamdallah xam naa rek dañ leen di toppal information bi fii ci Étoile Diamono di leen wax ni woy leen di abonné chaîne bi nga xamante ne nii mooy chaîne askan wi. suuf loolu xam naa madame la ministre moom ma koy gën a xam ndax liggéeyam la géologue la alors ndox dafay jaar ci suuf di dox mais tamit day jaar ci kaw di dox ndox saa yu wàccee dafa am yoon woo xamante ni dafay jaar fii nag yoonu ndox la te yoonu ndox la woo xam ne sax teertu bi fii la maanaam fii lay teeree. looloo waral ndox mi nga xamante ni day jóge feneen ñëw di dajaloo fii léegi bu dajaloo fii il faut ñu utal ko yoon mu dem wala ñu pomper ko mu dem looloo waral nga gis ñu indi pompe bi fii voilà liñ doon waxtaanee léegi mooy xool ñaari pexe yi nga xamante ni mooy tax ñu gaaw leen mën a génneel ndox mi bi ci njëkk mooy ñu ut benn yoon boo xam ne dañuy wutal yoon ndox mi mu dem fële ci booru géej bu demee ba foofu ñu pomper ko mooy benn solution bi ñaareelu solution bi mooy ñu ut beneen pompe boo xamante ni day doon pompe relais bu ñu pompé ndox mi mu dem fële ci fi nga xamante ni fa lañ koy taaj pompé waat ko fa jëmale ko côté géej mais li ko waral li ngay expliqué nii loolu colonel bi mi ngi ko doon wax léegi mi ngi doon wax ni fii point bas la maanaam dafa suufee te yoonu ndox la donc ndox miy jóge fële yëpp day ñëw di wal si fii loolu nag dafa am liggéey bu rëy boo xamante ni si solution pour nga trouver ko il faut que mu nekk lu xaw a yàgg tuuti waxtaan d'abord ak ñi fi dëkkee wax leen fi ñu dëkkee lan moo fi xew ci wàllu situation géographique fii ngeen nekkee nii boo fi nekkee ndox mi ala kulli haal dafay ñëw dafay wal di ñëw fii loolu ak maire bi xam naa di ngeen si waxtaan dina leen si jox ay xalaat mais en attendant li nga xamante ni moom moo jàmp ci saase mooy fexe ba woyofal dundin bi teggi coono yi génne ndox mi fii loolu mooy li nga xamante ni moo gën a jàmp te moo ñu tax a jóg voilà loolu moo ñu tax a jóg d'accord Allah ji fay bon wa xam nga lay seedeel foofu de ken ndayo na ken ni ndayo ken ta boy ba fit hani ugo sikta nun way de le passé na ngala sikta nun da ken waxe go continuer mi lef na il faut ken let na mi ba gombi bo problème fa ken je kate ken ta bade ngalu andi tiro keken ande tanga bo angi nda mi lef na bo meken na keken idli paha hani ndet nam fofle na litka na imbafta nga mendi tamito e chalel lakas mayana lefka ko andane président hana sikten ino fet i sikten bo keken je kate hay na win sax hana ba fit men lam kin waxe go gen na keken leng waxe go gen te donc vraiment ingid ma den bi andone angale hani parce que ele an ma den ten nangal to men asita in pour asita in to e ken tamito sambo jobe no gehe men bi andone anje hay problème ñaamel fitio tiken fok be no duglol we hani ci do malo fa ni galanga rek non je lui disais que donc vraiment on va essayer de chercher des solutions transitoires en attendant que vraiment les solutions structurelles soient faites parce que là il y a 2 ans de cela j'étais là avec le ministre de l'assainissement Serigne Mbaye Thiam et normalement il était question que Joal soit restructuré parce qu'il y a un problème de restructuration. C'est un grand travail avec l'ADM, avec le ministère de l'eau, qu'on essaie de voir comment restructurer Joal. Parce qu'on ne peut pas continuer comme ça. Ce n'est pas possible, ce n'est pas tenable, ce n'est pas viable pour les populations. Il a dit Massaoui Tamit parce que vraiment, c'est dur. Mais le président de la République vraiment tient à soutenir les populations et c'est pour cela, ce matin, ils sont venus pour voir les conditions dans lesquelles vous vivez et apporter des solutions, mais également apporter un soutien en termes de vivres et d'occupation de tout. Voilà. Donc, remercie vraiment le ministre de l'Intérieur, ministre Sambou Ndiobène. Vraiment, nous avons venu pour nous pour nous le problème. Nous avons le gouverneur, après, nous avons un service technique. Parce que nous avons il faut nous dire que nous avons yen mi fi yag deuk sunu mam yi fi nekkon parce que ñun tam xam nañ ni fi nawet fi lañ fi doon béy ceeb lañ fi doon béy en fait c'était des rizières donc waaw mais bon dëkkuwaay dafa tuuti woon ñu soxla woon dëkkuwaay moo tax waaye léegi il faut ñu xool naka la ñuy def rek waa soobee yàlla. monsieur le ministre Antoine Diome maa ngi lay nuyu. maa ngi lay fay bu baax. tey yaa ngi biir Étoile Diamono JIFA ak ñëpp ñi nga xam ne ñooy presse locale bu Joal Fadiouth ñu bëggoon a xam sa dikkum Joal. mu joxe ndigal ci loolu ngir ñu ñëw fi ci wàllu taxaw leen jàppale leen fexe ba li nga xamante ni mooy coono yi ñu teggi ko
yenn yi tamit ñu wàññi ko. alors bi ñu ñëwee fekk nañ fi suñu collègue suñu sœur di maire Joal di madame Aïssatou Sophie Gladima Sy bi visité nañ li nga xamante ne mooy site yu nekk fii Joal te am ay jafe-jafe. ci saa si tamit bi ñu waxtaanee ak ñi nga xamante ni ay techniciens lañ. mu doon lu ñu xam ci saa si ay solution proposé nañ ko fi. loolu nag réunion bi ñuy def tey ci ngoon dinañu xam exactement lan lañ ciy décider. am na benn partie bi il faut que ñu xool ko tey ci ngoon. pour xool ak yeneen service su état bi lan lañ ciy décider mooy ci fi nga xamante ni moo nekk ci wetu géej gi. te soxla benn dispositif de franchissement. bu dee li jëm nag ci wàllu beneen quartier bi. kooku aussi il faut que ñu jàppale leen ba ndox mi teel fa jóge. loolu mooy li nga xamante ni mën nañ ko tënk. ci ñëw bii ñu ñëw tey fii ci Joal fekk si suñu natango madame Sophie Gladima Sy bi. kon daal waa Joal depuis mun nañ am yaakaar que Joal moom mu ngi ci loxo APR rawatina madame la maire nekk fi tey ñu yàgg dund ay jafe-jafe bi nga ñëwee ba vérifier Joal kon waa Joal bu ñu tëddee mën nañ nelaw. waaw bon léegi damay leeral foofu ni population yi c'est sans appartenance politique lañ leen di taxaw. booy taxawu population doo xool ndax fii la far wala fee la far. population bu mu munti doon lii rôlu état mooy mu taxaw la. mooy mu nekk sa wet mooy mu jàppale la. te loolu moom la ñu président de la république Macky Sall sant ndaxte moom mooy ki nga xamante ni moo bokk njaboote ñëpp. ak fu waay mën a nekk ak fu waay mën a bokk ak lu nit di mën a xalaat moom moo bokk njaboote ñëpp. te loolu ci la ñuy dox bu soobee yàlla fii ci Joal liñ fi dox si woon moom la ñu dox si moom lañ dox démb fële ca Ndar wéyal ko ci ngoon gi ca Touba jàll Njaareem laata ñuy yegg si fii tey fépp fuñ fa dem li ñuy xool mooy d'abord lan mooy jafe-jafe yi nga xam ne moo gën a jàmp taxawu askan wi moo ñu tax a jóg te incha allahu rabbi dinañ ko def ni ñu ko le président de la république Macky Sall santé may leeral tamit nii maa ngi ànd ak le ministre Samba Ndiobène Ka nga xamante ni moom moo yor lépp luy solidarité nationale. wax naa démb ma fàttali ko ni dafa demoon fële ca diwaanu Matam ndaxte taw bi tamit dafa bëri ay yàqu-yàqu yoo xamante ni jur na ko fa. boo jëlee ci wàllu dëkkuwaay yi ngelaw lu bëri dafa amoon ba ngelaw loolu daaneel fa ay kër ñii seen ay zing naaw wala seen dëkkuwaay yi am lu ci yàqu loo xamante ni dañu soxla woon ci lu jàmp taxawu moo tax gis ngeen matériel bu bëri bi nga xamante ni yóbbu na fa waaye même ci wàllu dund tamit jàppale nañ leen ci wàllu woowu léegi nii rek bi ñu taxawee fii ñu ngi waxtaan man ak moom ak le ministre Sophie Gladima nga xamante ni même taxawu ak jàppale bi nga xamante ni population yi nekk ci ndox mi soxla nañ ko d'abord dañuy génne ndox mi incha allah mais li ci topp mooy que ni ñu taxaw leen jàppale leen gunge leen même ci wàllin dund ni te loolu aussi am na lu ñu ci wax léegi ba tënk ko ba bu soobee yàlla dina ñëw. li ma lay bàyyee nga jeexal rek en tant que ministre de l'intérieur ñu gis ni nag temps yi am na ay opposition yu génn ni am na lu ñuy waajal ci ñoom donc en tant que ministre de l'intérieur loolu beneen waajtaay la ñun bu ñu yëgul wala lan loolu moom dañu koy baaxee rek. oui bon d'abord je dois préciser que lu nekk man ni may faral di réfléchir ak di doxee damay jàpp ni lu nekk dafa laaj méthode. li ma yëkkati mooy wàllu ndox mi. li ma yëkkati mooy fexe bu population yi li nga xamante ni am nañ ko ci coono bi ñuy dund ñu génne leen ci nu mu gën a gaawee jàppale leen taxawu leen nekk ci seen wet loolu mooy illay jóg gi waaye du leneen maa ngi sant di la gërëm d'accord